mag a mag yaakaar naa ñi miin xadara miin pays Cheikh Ibrahim yëpp miin nañu waxam Cheikh Ibrahim nag moom fa la wax ji yem ndax moom li mu bind kenn mënu ba léegi chaque jour ñu ci yëngatu toujours ñu découvrir lu bees loo xam ne mosuñ ko gis ci bindam partout dans le monde nag léeg-léeg sax nga for manuscrit Nigéria wala feneen foo xam ne daana fa teg tànkam kon bind dafa nekk loo xam ne ñoom moo doon seen wéttal te ci lañ doon bëgg a méthode la wala moyen la bu ñu doon jaaralee seen mission muy daaw oote jëm ci yoonu yàlla Oustaz Barham Diop nag xam ne ku xamoon Cheikh Ibrahim la mu yar ko jàngal ko doon wax ne Cheikh Ibrahim du écrivain professionnel koo xam ne day tooree di bind à partir de rien bu bindee rek fekk ne am na nécessité tamit loolu la ñuy jéem a roy nécessité mooy tax nga bind pour leeral lu lëntoon wala découvrir loo xam ne ni siiwul nga ne xaaral ma bind ko couché ko sur le papier ndax nit ñi mën ko jàng ndax mu mën fee des ndax mu mën a nekk tamit source pour ëllëg kuy gëstu wala kuy bind mu noppal la ndax bari nañuy gëstu ci réew mi amuñu accès ci langue bi nga xam ne moom la mag ñi doon bindee muy langue arabe loolu moo ñu gën a xiir ci déjà li njëkk a def ci bi ñu commencé di bind mooy di traduire ay œuvre Cheikh Ibrahima yoo xam ne bind na ko traduire nañ ci lu bëri yoo xam ne poème la diwaan Serul Qalb muy recueil de poème bi mu mujj a bind ci kaw suuf nga xam ne résumé la 1960 ba 1974 tukki yi mu daan def aji yi mu daan dem Makka sommet internationaux yi mu daan participer contribution am yëpp boo demee foofu di nga ko fa fekk mais yeneen livre yu mu bind tamit comme bii ma tiim nii muy diwaan Nourul Haq recueil de poème La lumière du réel jëlee nañ ko ci arabe toxal ko ci français pour mu gën a yombal francophonie ñu gën a xam Cheikh Ibrahima yi wax lan la mais amuñ ci bind nañ traduire nañ ko tamit ci anglais pour anglophone yi tamit mën koo gën a jëriñoo. d'accord est-ce que mën nañu xam Cheikh Ahmed Boucar Omar Niang ñaata livre la jot a bind. waaw deuxième volume Homme Monde bi ñuy célébrer fi nekk nii temps yi di ñëw mooy 8e ouvrage. bi ñu njëkk a bind moom ouvrage de jeunesse la livre de jeunesse la mooy pérégrination poème la poésie la yoo xam ne suñu parcours la depuis Sénégal États-Unis ba France ak Angleterre xam nga poésie moom c'est le langage du cœur li ngay dund ak li ngay sentir rek nga ciy dajale boobu moom mën nañu wax ne bind xale la woon mais bi ñu demee ba xaw a fort dara ci maturité moom suñu yitte rek mooy góoru yàlla yi nga xam ne wax dëgg yàlla seen dund yëpp yàlla lañ ko jox ñu fexe ba fësal seen ay jeexital nit ñi gën koo xam. est-ce que mën nañoo xam ci recueil de poèmes yi nga xamante ne jot nga ko bind fan la yóbbu ci àdduna. recueil de poèmes yi yóbbu nañu fu sore sori ndax léeg-léeg nga dajeeg nit koo xam ne mosula xam fekk sa livre moom livre jiitu na la fa bu yàggut ak France daje na ak benn marocain boo xam ne taalibe Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu anhu taalibe Tidiane la di taalibe Cheikh Ibrahim mu ne ma wër naa la ba sonn parce que depuis des années lire naa Serul Qalb bi nga traduire muy la marche du cœur bu Cheikh Ibrahim xam ne mooy son testament poétique mais mosuma laa gis kon yóbbu nañu foo xam ne présenté nañu foo xam ne sax xamuñ suñu xel-xalam mais xam nañu suñu yëngatu ak suñu mbëggeel ci Cheikh Ibrahim mi nga xam ne moom mooy suñu source d'inspiration mooy suñu muse te moom lañ bëgg a servir à travers la plume. d'accord tey du ñu daje ki nga xamante ne nag moom moo di Cheikh Ahmed Boucar Omar Niang du ñu daal di ñëw ci ki nga xamante ne nag moom moo di Maolana Cheikh Ibrahima Niass donc balaa ñuy gën a duggaat ci fond du sujet bi carrément wala sax ci homme du monde donc est-ce que mën nañoo xam kan moom moo di Cheikh Ibrahima Niass. Cheikh Ibrahima Niass ku jafee xam la benn taalibeem bu nekk Mauritanie di Chérif di borom xam-xam. nee na yàlla daf koo nëbb ba nëbb ko sax boppam moom sax xamul boppam bon loolu waxin la waaye moom xam na boppam xam na fi muy teg tànkam te xam na boppam ndax waxoon na ne moom su mbiram dafa leer amul dara lu ci lënt waxoon na ko ca Mauritanie mais ku jafee xam na ndax personnage boo xam ne personnalité pluridisciplinaire domaine boo dem rek da ngay foog ne loolu rek la xam boo ñëwee ci tagg yeneen bi li ko ci yàlla may dafa rëy ba mu ne traversé na ay forêt yu vierge yoo xam ne tànk tegewu fa te yëpp ci éloge ak tàgg yonent bi ci la ko am boo demee ci bind sira histoire sainte du prophète lim ci bind du jeex grammaire politique panafricanisme amul domaine booy jaar rek lu may ne am na fa influence boo xam ne bu yaatu la homme politique yi nga xam ne ñoo doon les hommes du monde ci Afrique ak ci Moyen-Orient ak Proche-Orient ku ci gën a siiw toog na ak ñoom bàyyi na impact ci ñoom jubbanti na leen wax na leen dëgg ndax moom dëgg du ko dencal kenn ku muy ànd ak day ànd ak yow ci dëgg moo xam ngay borom place wala ngay borom palto wala ngay borom ndomb tànk dëgg rek la lay wax ndax borom xam-xam buy dënd ak buur te du ko wax dëgg yenent bi daf ne lu garaaw la dafa mel ni
mouche weñ boo xam ne lu salte rek lay séntu lay xool moo tax Cheikh Ibrahim pour wax ci moom ma jël titre boobu nga xam ne un titre assez révélateur muy homme monde ak homme du monde pour gën a mën a dugg ci personnalité am dëgg-dëgg donte mënuñu ko jeexal sax. ku ne Cheikh Ibrahim Niass di nga wax li nga xamante ne nag moom moo di dimension internationale. est-ce que mën nga ñu ñëwaat tuuti ci dimension internationale bu Baye Niass. waaw dimension internationale Cheikh Ibrahim moom dafa nekk argument boo xam ne su ma benn rek daf ci def sax thèse de doctorat mi ngi ko titré le transnational comme argument mu ne argument principal talibé Baye sax mooy le transnational ndax mouvement la boo xam ne dafa international. te loolu neex naa dégg ndax Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu anhu moo prédiroon fayda bi nga xam ne moom la Cheikh Ibrahim indi mooy mouvement spirituel mu waxoon ne fayda dana ñëw fayda bu feeñee ci jamono nit ñi dañuy dugg ci tariqa Tidiane par vague successive déjà définition bi Cheikh Ahmed Tidiane joxe ci fayda muy mouvement bi Cheikh Ibrahim dirigé rek da nga ci xamee ne mouvement universel lay doon ndax nit ñi dañuy ñëwandoor ñëpp dugg ci tariqa bi en masse. internationalisme boobu nag daf ci teel a feeñ ndax déjà bi muy commencé di def appel moom nee na mi ngi commencé appel islamique 1922 mooy bi waajuram El Hadj Abdoulaye Niass génnee àdduna mais déjà dès 1929 bi muy def woote fayda rek ci la mouvement bi internationalisé premier disciple am jógee Gambie Cheikh Oumar Faye premier disciple yu jógee Mauritanie ay shérif nga xam ne ñooñu indil tariqa Tidiane ñëw jàpp ci moom nekk ay taalibeem loolu déjà dès 1929 la kon mouvement bi dafa teel a internationalisé mais mi ngi ubbeeku dëgg-dëgg sur le monde dès 1937 bi mu demee premier pèlerinage ba dajee faak émir du Kano xam ne mooy buuru Kano kooku ne koo dafa doon ñaan ay mbir bokk na ci nekk buuru Kano yàlla def na ko bokk na ci aji Makka bokk na ci tamit daje le pôle du temps muy xut bu jamono ji kooku beesalal ko tariqam yàlla des mu dajeeg Cheikh Ibrahim jàpp ci moom gis critères yi ci moom jàpp ci moom déjà kon moom il est entré au Nigéria par le haut ci kaw la dalee parce que moom ci roi la dalee ñu jàpp ci moom kooku nekk taalibe moom ak suitam bi yëpp ñu renouvelé wu seen tijaaniyee ci moom ndax tijaan la ñu woon déjà loolu moo ko dugal Nigéria mais demu fa ba 1945 historiens yu bëri déjà li tax ñuy bind sax mooy pour rectifier yenn erreurs yi ñi ci bind ñëpp dañ ne 1946 la fa dem am ñu ne dem na 37 demaat 46 doog a dem 51 loolu yëpp erreur la 45 la doog a dem. Premier voyage am foofu noonu ci fin wu guerre bi bàyyi fa ouvrage am bi xam ne mooy ouvrage am bi gën a mag ci wàllu tasawuf muy Kashiful Albas wala levée des équivoques yëkkati muraay ci fayda bi nga xam ne Cheikh Ahmed Tidiane doon na ko prédire Nigéria ubbeeku ci moom Kano googu nga xam ne moom moo ko tuddee Kano au nord du Nigéria moom la tuddee la capitale de la fayda fa la mbir yi jaaree tasaaroo ndax fa la jaaree àgg ba Niger fa la jógee dem déjà ba Mali sax parce que Chérif Mahi Haydara di aji Makka jaar Soudan ñu ne ko faydu feeñ na mu dem ba Kano dugg ci affilié wu ci fayda Cheikh Ibrahim jël fa tarbiya loolu déjà ubbi beneen branche ci Mali noonu la tasaaroo wooye ci côté boobu yëpp internationalisé wu nag parce que moom ba Soudan bi muy voyagé 1962 mu ne aéroport bi am na ku ñëw ne ko yow Nigéria rek ngay dem te Nigéria ëppuñ droit ci ñun ëppuñ droit ci yow parce que fii am nga fi plus de 2 millions de disciples loolu déjà 1962 la kon dëgg-dëgg mouvement la boo xam ne mouvement bu international. xanaa kon looloo waral gàmmu Nigéria de plus en plus dañuy gis nit ñi di ñëw bu baax a baax. macha allah dëgg la Nigéria moom loolu moo tax li fa am ci taalibe dafa bëri na c'est des millions et des millions déjà benn ouvrage bu benn américain bind di wax Lucie Berma. Ibrahim Cheikh Mouhamadou Fadel Mbacké radiyallahu anhu ñëpp daje na ak ñoom mu ne Cheikh Ibrahim mën na ko lettre bi mu interviewé Cheikh Ibrahim bu ko benn président Nigéria bind di estimer ay taalibeem à près de 14 millions de disciples déjà loolu ci fin année 60 yi la kon nga xam ne kon moom foofu bëri na fa taalibe loolu te moom mu ne nombre bi intéressé wu ko benn saoudien daf ko interviewé Oustaz Abdou Karim ne ko ndax xam nga ñaata millions de disciples nga am mu ne ko loolu intéressé wu ma li ma intéressé mooy ma am qualitatif qualité bi moo ma intéressé moo defar benn yu baax yoo xam ne bu ñu baaxee àddina mën na jaaree ci ñoom baax ma loolu mooy sama objectif mais sama objectif du am rek ay nit ñu bëree bëri yoo xam ne jàpp nañ ci man. est-ce que mën nañu xam défi bu mission bu Cheikh Ibrahim Niass. waaw moom défi yu bëri ñoo taxawoon ci kanam parce que nit ku mag du am mission bu mu mel ni mission bi bay am te Hizbullah bu taxawee muy l'équipe de Dieu bu taxawee toujours Hizbu Shaytan l'équipe du Satan wala du diable dañuy taxaw de l'autre côté ne du fi amee loolu
loolu ci aaday yàlla la bokk ak jaamam yi yonent bi mu taxawee am na ñu taxaw ne ko doo fi wax oligarchie mecquoise bi ak yu demee noonu Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu coono bu nekk daj na ko ba toxu Fès déjà ñi ko doon prédire maqaamam dañ koy wax ne ko danañ la nattoo nit ñi di la diinga di la weddi Cheikh Ibrahim waladul Hajj nga xam ne ci ñi ko njëkk a découvrir la bokk nee na ko woon mais da nga gis ci weddi lu jafe-jafe déjà à commencer par le prophète Muhammad biñ ko yóbbu ci Waraqa ibn Nawfal bi ko Xadija yóbbu foofu daf ne ko yow yaay yenent bi mujj ci jamono waaye danañ la génne mu ne awa muxrijihum ndax danañ ma génne mu ne ko waaw li ngay indi kenn du ko indi te génnewuñ la pour wane rek ne ku ootee lu mel nii li Cheikh Ibrahim ootee doon yenent bi sallallahu alayhi wa sallam di kutali yàlla ci jamono foo jaar di nga am ay défis yoo xam ne dina taxaw sa kanam mais défis yi daf lay galvaniser waaye du la décourager défis yu bëri la défis commencé ci mooy mën naa wax sax ne le défi de l'âge ndax bi ngay oote nekkuloo mag ci âge réew mi ay kàngama fi nekk Sénégal diine du fi gan xam-xam du fi gan loolu yëpp ay défi la yoo xam ne pour nga percer il faut nga prouver te défi yooyu yëpp relevé na ko le défi colonial tubaab bi ñu ngi ñu not boobu l'islam ñoom mooy seen adversaire bi gën a mag donte duñ ko wax ci kaw xeex nañoo mag ñi ba rey genn wàll gi nga ñëw ne da ngay woote ñu fichier leen ñoom dañ leen daan rapport yi ñu bind ci moom yëpp indi naa ko ci sama ouvrage déjà dès 1932 lañ commencé di def ay rapport ci moom boobu amul lu may 32 ans ñu naan c'est le marabout le plus entouré dans le Sine Saloum pour le moment il ne parle que quelques mots de français déggagul tubaab waaye daal jar naa bàyyi xel parce que c'est le marabout le plus entouré moo ëpp ñu ko wër ci ay talibé 1935 ñu def rapport ci moom boo xam ne moom rek lañ ko consacré dem nañ ba bu tukkee ñu voyagé ànd ak moom di ko suivre 1951 bi mu fa jógee le directeur des affaires musulmanes fii à Dakar auprès du gouverneur général dafa dem fi bàyyi jaar yëpp dafa jaaral bu seet ba xam ban impact la fa bàyyi dem nañ bay créer agence franco-britannique pour di ko suivre moom ay déplacement am dem nañ ba infiltrer ko te moom xam na loolu boole ko benn xaadi yi mooy un cadi de Tombouctou boo xam ne ñu ne c'est un doublon du Cheikh loolu lañ ko bindee c'est son doublon mi ngi ànd ak moom mag ak fu nekk te li mu bëgg rek mooy lu mu wax lu mu def ku mu gisee te moom xam na ko ndax yàlla ku mu déy rek di nga dégg lu sori dafay wax yàlla nga ma téye nopp ak làmmeñu espion yi ne France yi ne Berlin ak yi ne Angleterre mi ngi koy wax ci ñaanam kon nga xam ne déjà moom xam na ne loolu défi la te ñu ngi koy suivre mais nëbbatuwu leen mais ragalul leen ndax moom du ragal nit yàlla du ragal parce que ragal olof dañuy wax ne yab yàlla la rawatina nag ku xam yàlla dëgg-dëgg yow bu safaan doon ñëw sax da nga koy accepté waxuma laa nag doomu aadama di la jéem a fexeel ndax wax na suñu benn maam ne ko bul tiit ci man boo déggoon ne wàllu yu yàlla yi ak kàccoor yi dañoo liggéeyu pour jëm si ci man boo tëddee na nga nelaw duñu yegg si ci man looloo tax défi yooyu yëpp daf ko relever avec brio doog a dugg nag ci beneen défi boo xam ne mooy di sëriñ mais foo dem ñu foog la buur chef d'état yi di leen recevoir di leen dérouler tapis rouge dem nañ bu koy defal hymne national Sénégal muy wax doomam Cheikh Mouhamed Amine ne wax leen ne man du ma chef d'état du ma politique buñ ma jaawale te loolu c'était au Libéria ci régime boo xam ne sax duñu ay jullit kon loolu daal wane ne ni moom dëgg-dëgg dafa relever défi yëpp te sigil na l'islam sigil na jullit yëpp musta agir comme sëriñ boo xam ne dafa bokk ci benn tariqa wala bokk ci benn famille tëjul boppam mu ne bu téyee kurusam di wirdu rek lay xam ne tijaan la bu loolu weesoo day xam ne jullit la ci biir jullit ñi jullit ñëpp mbokkam lañ te yonent bi moo ne jullit mooy koo xam ne lu métti jullit ñi daf koy métti lu leen naxari daf koy naxari kon Cheikh Ibrahim daal d'accord défi yi mu relevé bëri na trop. d'accord Cheikh Ahmed Boucar Omar Niang ñu gis que ni nga bind yàggul dara benn ouvrage tuddee ko homme monde ou homme du monde xóot na de. waaw xaw na xóot waaye waa ji sëriñ bi moo xóot moom tamit. ndax moom dëgg-dëgg dafa xóot mais pour yombal ko. ñaari dimension la yoo xam ne dimension intrinsèque de l'homme ak dimension bi nga xam ne dimension apparente la d'humain et de mortel ñaari dimension yi dafa dajee ci moom parce que dimension intrinsèque boo ko bëggee yombal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne siècle bu nekk dina am ku feeñ koo xam ne day beesal diine nekk kutal yàlla ci jamono nekk xalifa yàlla beneen dimension bi c'est un martyr de l'amour su fi yankee ñi jeex ci yàlla martyr de l'amour lañ te ñooñu martyr du dee loolu beneen dimension la ci kuutali yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la
di takkandeeram loolu dimension intrinsèque la boo xam ne ñi ci goûté dara danañ ko xam. dimension boobu laa doon esquissé rek di wane ne bëri na ci taalibe mi ñoo xam ne wax nañ ci lu bëree bëri ci dimension Cheikh Ibrahim te moom wax na ko nee na muraadun li xamli sirri min qabli nashiati murabbin li kulli la aarifina wa muxlisu may namee li nammi yàlla ci jaam yi may ki nga xam ne may yar nit ñi pour ñu yegg ci yàlla. Yonent bi feeñu na ma ay yoon ne ma suma ambassadeur nga ci biir mbindeef yi loolu dimension la boo xam ne kum daje ci yow da ngay nekk homme monde. Cheikh Ahmed Tidiane dafa bëri lu mu daan tari bayti bii wax ne yàlla jombul ci yàlla mu dajale tout l'univers en un seul être. tout l'univers mën na dajee ci benn être boo xam ne yàlla bu bëggee xool jaamam yi moom lay xool ndax moo représenté l'existence. D'accord ci kaw livre bi Cheikh Ahmed Boucar Oumar Niang homme monde ou homme du monde tome 2 ñu ngi ci tome 2 bi. waaw donc tome 1 bi bindoon nga ko ba pare. waaw tome 1 bi moom la ñu ko publié de cela 3 ans wala 2 ans. moom maa ngi ciy gën a ci Cheikh Ibrahim l'homme monde dimension intérieure bu sëriñ bi wante est-ce que dugal nañ ci lu bari ci rapport coloniaux yi tubaab bi rapport yi ñu daan bind ci moom de 1932 ba ci année yu mujj yi sax man li ma gën a yéem mooy bi ñu demee ba am indépendance sax ñu ngi koy suivre bi ñu demee ba parce que gis naa ay rapport yoo xam ne 1965 la 1967 te boobu ku nekk xam ne am nañu indépendance ba am 7 wala presque 10 ans terewul ñu ngi koy suivre di topp ay déplacement boo demee ci archive français archive Aix-en-Provence xam nga archive yi am na yu nekk Aix-en-Provence am yu nekk Nantes am yu ne France Paris la Courneuve yëpp Nantes ak Courneuve yëpp dem naa fa mais yi nekk fële Aix-en-Provence suñu benn mag professeur Kane Ousmane Kane Cheikh Ousmane Kane doomi Seyda Mariam moo ci njëkk a bind suñu aîné la di universitaire di jàngale États-Unis Harvard moom ma njëkk a soumettre rapport yi ñu def yëpp yi nekk Aix-en-Provence ne c'est le fichier le plus volumineux fichier sëriñ si yëpp yu Cheikh Ibrahima moo gën a volumineux ndax li ñu ko topp dafa bëri li ñu ko suivre dafa bëri ndax xam naa li mu internationalisé woon mouvement bi daan tukki lu bëri moo waral loolu yëpp dajee na ci tome 1 léegi kon pour nga bind tome 2 bi ça veut dire que tu as fait le tour du monde pour am ci archive yooyu mën kaa dajale ci livre. waaw archive moom dajale nañ ci yi nekk Aix-en-Provence xam ne mooy archive AOF archive de l'Afrique occidentale française yi nekk la Courneuve xam ne mooy les archives diplomatiques dem nañ fa personnellement archive de la Courneuve mooy archive du Quai d'Orsay ministère des affaires étrangères bu France li fa Cheikh Ibrahima am kenn xamul lu mu yem ba ci ay bindam sax moom fa ay photo ñu koy photo mu publier poème ñu jël ko gis naa fa poème yi traduire ko nan lu muy wax ni kii est-ce que du oote Mahdi est-ce que du oote révolte xam nga ñoom loolu rek la ñuy wër ñoom stabilité na réew mi dal rek ñu mën ñoo exploiter ci loolu rek la ñuy dox yooyu yëpp mu ngi fa mais am nañu archive tamit yu anglais yi amee woon Nigéria ak Angleterre yëpp comme survey yi nga xam ne ñu ngi ko doon def pour xam l'islam ban doole la am ci Nigéria kan moo fa am influence Cheikh Ibrahim dafa yëngal Nigéria trop dem nañ ba ne dañuy jël benn sëriñ bu nekk Mauritanie mu liggéey mu alliance ak français yi pour ñu yebal ko Nigéria ndax mu contrer percée bi nga xam ne Cheikh Ibrahim mi ngi ko fay am loolu yëpp gis nañ ko ci archive mais mënuñ ko percer dafay gën a yokk sax li mu waxoon ci au tout début ne faydu bi dina wër les 4 coins du monde ku bëgg nit ñi daw ko nit ñi yow la ñuy daw mais duñ ko daw da ngay gën a pousser nit ñi sax ci ñi dugg ci loolu yëpp feeñ na ci franchement sonn nañ ci archive bi daal pour dajale ko. d'accord waaw. d'accord léegi ñuy daal di dem ci cérémonie de dédicace bi nga xamante ne di nga ko amal le 13 juillet incha allah. foofee ne ci Kër Baye Jëppal donc ci cérémonie de dédicace homme monde ou homme du monde est-ce que mën nga ñu ci ñëwaat. waaw cérémonie bi ñu ngi koy def ak ndax suñu mbokk xam ne ñu ngi fi teew ñoom vraiment ñoo ciy sonn pour dajale nit ñi pour ñu créer def fa panel intellectuel de renommée internationale ak ay mbokk. ci dëkk bi ci kër Cheikh Ibrahim ak ay kilifa ñu dajee waxtaane ko waaye prétexte la rek pour waxtaane Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu defee ko fii ci Dakar nga xam ne duñ toog rek ci suñ coin Kaolack gële donte àdduna yëpp a ngi fa mais defee ko fii ci capitale bi oo leen yéen taskatu xibaar yi ñu gën ko waxtaane ñu gën a xam beneen versant ci suñu sëriñ si nga xam ne du rek bëgg nañ leen
jeex nañ ci ñoom ni ñuy barkeelu ci ñoom mais ñu xam impact historique bi ñu am ban rôle lañu joué ci indépendance réew mi ban rôle lañu joué pour Afrique libéré wu ban rôle lañu joué pour jullit yi nekk ci biir ak ci biti am relation yu dëgër yu sincère loolu prétexte la pour bu ñu dajee ci journée de présentation et de dédicace ñu waxtaanaale ko fa jox panélistes yoo xam ne lire nañ tome 1 ak tome 2 bi ñu def seen exposé joxe seen impression ci ouvrage bi loolu dëgg-dëgg moo tax ñu woote daal pour daje. kon daal ça veut dire que journée bi day am innovation c'est-à-dire ci wàllu panel wàllu réflexion ak yooyu noonu parce que bu ne dimension Maolana Cheikh Ibrahima Niass dañ ci wax une dimension internationale donc ay panélistes internationaux dañ fi daal di ñëw incha allah. dëgg la ndax pays Cheikh Ibrahima am na lépp am na sëtam buy jàngale ci université bi gën a prestigieuse aux États-Unis am na ay doomi deretam ak ay doomu taalibeem parce que moom xàmmewul ñaar ñi nee na xàmmewuma doom ju baax ak taalibe bu baax ñoom ñëpp doom lañ. day wax ne bi taawam juddoo ci la doog a xam ne Cheikh Ibrahima amul morom parce que moom doomam ji du ko yemale ak kenn te moom gisutoon différence mook taawam la yarandoor gisutoon différence seen diggante ci traitement kon kooku ñu wane taalibe yu baax yi ak doom yu baax yi yëngatu yi ñuy yëngatu ci pays bi déjà ñeneen ñi ci publier tamit danañ am temps waxtaan ñu ubbi perspective ci recherche sur Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu def bilan mais tamit def perspective ci kuy def recherche ci Cheikh Ibrahima ci fan nga war a mettre l'accent ci fan nga war a gën a sonn daal. donc ce sera du matin au soir. non di ngi commencé 15h jëm ba fu soob yàlla rek incha allah. ñu ngi ko tuddee suñu benn mag muy imam Medina Baye imam de la Fayda imam Cheikh Tidiane Abi Cissé. ñu ngi yaakaar teewaayam wala au moins représentant incha allah. d'accord balaa ñoo jeexal interview bi duñ ci mën a wax lu dem ni dimension internationale bu Maolana Cheikh Ibrahima te duñu wax également ci wàllu actualité nationale bi nga xam ne nag moom moo xew fii nii au niveau du Sénégal ba tax ni gars yi gis nga ñu ngi rëdd ku ci nekk mi ngi nekk di wax ak yooyu noonu ba gars yi di dem di wax ci malédiction du pétrole ak yeneen yi ni mel alors ki nga xamante ne nag moom moo di Maolana Cheikh Ibrahima Niass est-ce que bindu ci woon ay écrit ngir nag lu jëm ci wàllu solution ci wàllu stabilité dëkk bi yëpp. waaw Cheikh Ibrahim réew mi daf ko yàgg itteel waaye sax la grande patrie l'Afrique la tuddee la grande patrie man bi may gis muy ci bindam muy am notion de l'africanité loolu c'est très rare nga gis sax kilifa diine bu ko yittewoo. Sénégal mooy patrie bu ndaw bi l'Afrique mooy la grande patrie moom logique boobu la am mi ngi wax Serigne Aliou Cissé ci benn lettre ne ko asiru wa ujaahidu fi sabilillahi li yazdaadu diina wal watana afiyatan damay dox tukki di wër di liggéey ci yoonu yàlla ngir réew mi ak diine ji gën a dooleeku am jàmm nga gis ne réew mi daf ko yàgg itteel mi ngi bind benn ñaan ci kaamil yi ñuy récité jàng Medina chaque année jox ko Serigne Aliou Cissé ne ko na intention bi na ci boole Sénégal développé jëm kanam nga gis ne kon Sénégal daf ko yàgg itteel moo tax ñuy diriger Sénégal loxo yu set diriger ko loolu dafa yàgg nekk soxlaam da nga gis loolu moo ko boole woon ak président Lamine Gueye looloo taxoon mu tuddee ko président Senghor ba mujj gi seen relation gën a xaw na normalisé wu mais itte bi mu def pour Sénégal am indépendance moom dafa bëri liiral diwaana bi rek lire ses recueils de poèmes yàlla nga ma woon jamono joo xam ne du ma fi gisati drapeau France muy flotté ci kaw yàlla nga wàccee seen drapeau bi parce que colonisation mu ne c'est un crime contre Dieu parce que tyrannie yi fa la yem yàlla bind yemale ne suuf su nekk ña fa dëkk ñoo ko war a dundee nga dem jël réewu jàmbur not ko loolu tooñ daf ko bind noir sur blanc boo demee ci diwaanam Miftahul Atiya la clé des dons da nga ko fa fekk mais boo demee ci yeneen diwaan yi tamit ak ci lettres yi bi bind taalibeem yi nekk ci Afrique occidentale française da ngay gis toujours mu leen di wax ne da ngeen dugg ci politique bi bu leen ko bàyyee nit ñi politique kenn moom boo bañut politique boo bañee dugg ci politique dina la gérer bi ci sa biir kër te doo ci mën dara mais jullit dafa am nu mu war a politique yi moom loolu moo doon principe am mu ne jullit politique am dafa war a yëkkati drapeau l'islam bu mu jaay ay principe am mu ne l'islam nangu na compromis fexe ba déggoog ñoo xam ne donte bokk leen diine ak gis-gis pour le bien commun mais nangul compromission muy jaay sa diine jaay sa waaso wala jaay sa pas-pas loolu moo doon principe bi nga xam ne moom la doon doxee boo demee ci diwaanam bi nga xam ne traduire naa ko muy la lumière du réel mi wa alayka salaatullahi summa salaamu wa tahfadu li diini wa qawmi kadal watan yàlla nga julli ci yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te nga protéger ma sama nation bi ak sama religion ak sama peuple mi ngi ñaan yàlla toujours mu protéger Sénégal nga gis ne bi Sénégal di dox pour am indépendance gis nañ lettres yi mu échangé ne nañu voté référendum bi moom buntu yiw la buntu yiw yu ubbeeku dañ ciy jaar balaa tëj te buñ ci jaaree dinañ am indépendance balaa yàgg te bal du tàkk mais biñ jaaree ci loolu gis nañ ne 59
fédération du Mali am Sénégal ak Mali nekk benn réew gis nañ jéego yëpp ca dox ak lettre bi bind président Modibo Keïta xam ne moo yëkk diriger la fédération du Mali mais 1960 rek Sénégal daal di am indépendance nga gis ne moom ñaanoon na ko te prédiroon na ko nee na woon wa bii yarfa'u jawdul azimu innahu bi faydi yanaalu diinu rafa liwaay yàlla ci man la yàlla di yëkkati la grande oppression tooñ gu mag yi te ci sama fayda bi sama mouvement spirituel bi diine dina ci amee drapeau buy flotte ci kaw kon ñu xam ne kuy askanu ci moom war nga itteewoo drapeau bu flotte ñu am jàmm mais tamit ñu jëfandikoo réew mi sur le plan économique daf cee réfléchir lu bëree bëri amul benn domaine bu réew mi itteewoo rek te Cheikh Ibrahim xalaatu ci dama yéemu sax bi ma gisee lettre bu mu bind 1937 di wax ci écologie naan nañ bàyyi garab yi ñuy dagg impunément ndax garab bu nekk am na impact ci pluviométrie réew mi kon tubaab yi def nañ décret pour ñu rationaliser la coupe des arbres mais nañ leen fekk